mardi 17 mars chers téléspectateurs d'ITV bienvenue ñu ngi leen di char bu baax di kontaan ci àndandoo bi ak ñun ci programme ITV ci suba ak léegi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax waxtu wi ñu naroo jëm ak yéen 18h30 comme ni ñuy koy defee bis bu jot ci seen émission sama Sénégal di leen gunge ci takkusaan gi bu jotee ngeen toog ci seen biir kër fas yéene àndandoo ak Padros l'animateur du peuple mu di leen gunge ci programme bu neex bi nga xamante ni boole na utile ak agréable lépp loo xamee jëm na ci bànneex ak li lay jëndi ci réew mi ñu di ko partager ñun ak yéen ensemble donc nag bis bu jot lay doon tey di mardi di deuxième jour de la semaine donc ñu ngi leen di wax bienvenue du ma ci wét dama ci àndandoo ak Bokar Diak mu di ma ci gunge Alaaji Bokar Diak lii laa lay nuyoo. Alaaji Padros. waaye yaa ngi ci jàmm. Alaaji Khadim Mbaye Padros lii laa nuyoo caméraman yëpp caméraman yi da ngeen a waroon feeñ sax venez. waaye ma kii jàpp ma kii. dogo venez. temps réew mi yëngu na. na caméraman yëpp jël. man du ma caméra yi sax da nga leen waroon takkal caméra yi. kenn venez voilà na ñëpp jël voilà xaar ma foofu waaw kay damaa nekk en direct. léegi lii laay doxantoo ci mbedd bi. yaa yey fagaru daal moo gën faju na caméraman yëpp jël waaw. anti coronavirus. anti corona. da gars yi di fagaru rek. coronavirus. di nuyu ñëpp rek di siyaar ñëpp. très bien foo mën a nekk maa ngi lay bëggee di la siyaar di la kontaanee di la xamal ni émission moom commencé na. ni ñu koy defee laa la lii xam nga ni ñu koy raxasee sa loxo. dégg naa da nga def nii. tu fais comme ça. defal fi ma xool. tu fais comme ça. booy seereel fii sama loxo ma walla. tu fais comme ça c'est-à-dire boo ko defee sa loxo xam nga microbe fu mu dugg dafa yomb. waaw voilà sa wee mën na ci dugg. waaw def nii raxas sa wee ba mu normal. waaw nga defaat nii. waaw raxasaat sa wee ba mu normal. waaw. t'as vu. waaw voilà nga def nii. nii. waaw je comprends. gis nga. waaw voilà. ba mu dugg ci sa biir loxo yëpp. d'accord dañuy takk ay jaaro. nga dugg ci biir jaaro yi. dugg ci biir jaaro yi. voilà parce que microbe. dafa sew jarul tekki jaaro yi sax nag. jar na ko mais microbe dafa sew. donc lii mooy lii nga xamee mën na laa dimbali. ba lii nga xamee moom moo di feebaru coronavirus bi. nga mucc ci. parce que ñi ngay partagel ak sa loxo dafa bari. di nga dem jàpp buntu kër gi. waaw di nga dem jàpp buntu oto bi. waaw di nga dem jàpp ji ay poubelle di nga dem jàpp ji ay affaires yoo xamante ne tey mën nga fa jëlee feebar bi. parce que nit mën na ñëw laal ko bàyyi fa feebar bi yow nga ñëw laal ko mu wàll la. donc nag li moom mooy li ñuy mën a protéger de près. ci li nga xamee moom moo di feebaru coronavirus bi di ci door ak ñi nga xamante ni jot na leen dal di leen masaw bu baax a baax fii ci réewu Sénégal. ak ñi nga xam ne ñi ngi ca bitim réew mu dal leen di leen masaw di ñaan suñu borom yàlla teggil leen natt bi ci nu mu gën a gaawee ndaxte jamono ji tiitaange am na fii ci réew mi waaye tiitaange am na ca bitim réew ndax waa bitim réew doxatunu dematunu dikkatunu ndax li nga xam ne moom moo di feebaru coronavirus bi lëmb na fa. tigi non la rek lii moom maanaam sensibilisation moom du doy. te ku ne xam ne moom réew mi. réew moom macha allah fu mu toll moom. ku newoon feebar bi amul instant yi moom yaakaar naa njàkkare am na ndax moom ku ne moom instant yi moom dégg nañu ministère de la santé wax dégg nañu gars yi précaution yu gars yi jël nañ def attention très attention nañ fagaru te faju te jéem a góorgóorlu suñu bopp surtout nañ góorgóorlu suñu bopp te jéem a set sell ay waay réew mi dimbale seen bopp te dimbale ñu c'est-à-dire danoo gëmul ni feebar bi dugg si na loolu problème bi nag danoo gëmul ni feebar bi dafa fragile danoo gëmul ni feebar bi dafa sew danoo gëmul ni feebar bi da lay dal danoo gëmul ni feebar bi da lay lor danoo gëmul ni feebar bi mën na dem ba yóbbu sa bakkan wallaay gëmuñu loolu feebar la boo xamante ni lii sonal tubaab yi sonal adduna bi yëpp tey bu dugg see Sénégal dañoo war a jël suñu ay matukaay yu mat sëkk di rafetlu ministère de la santé jamono ji liggéey bi mu ciy liggéey waaye tamit di ñaax sénégalais à tout moment fi feebar bi toll ak ñi nga xam ne ñoom ñoo am feebar bi ak liggéey bi nga xamante ni docteurs yi ñu ngi ko ci liggéey ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax ci liggéey bi donc loolu yëpp tey dinañ ko waxtaanee ay actualité la yoo xamee jëm na ci feebar bi nga xamee moom moo di coronavirus dinañ ci waxtaan ak kenn ci suñu journalistes yi nekk ci rédaction bu eMédia.sn donc actualité yi bari na ci lu jëm ci coronavirus bi lépp nag dinañ leen ko waxtaan ak yéen téléspectateurs yi waaye di wax ni sénégalais yi képp ku am sa ndimbal ngir fas yéene ko dimbali ñi nga xamante ni feebar bi dal na leen waaye fas yéene ko jàppale gouvernement bu Sénégal bunt yëpp ubbi nañu ko donc ITV ubbi na ay buntam ngir yéen ngeen ñu mën a ñëw dimbali ñi nga xam ne ñoom la feebar bi dal waaye tamit dimbali gouvernement bu Sénégal jàppale leen soutenir leen accompagner leen ci feebar bi ngir ñu mën a am ay jumtukaay yoo xamante ni dinañ ko mën a jëmale ci askanu Sénégal dinañ ko mën a séddoo ñun ci suñu biir ñu ni nen la les bonnes volontés ñi ngi jug di joxe ki njëkk a wane
geste bu rafet moom mooy xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké. sëñ Mountakha Mbacké def na li maamam daan def sëñ Mountakha Mbacké def na li baayam daan def sëñ Mountakha Mbacké def na li Serigne Saliou Mbacké mi nga xamante ni moom mooy borom jàmm ak jamono daan def. di dimbale waaye di xool lépp loo xamante ni jar na ngir ma duggal sama loxo ma duggal sama loxo. sëñ Mountakha di ñaan Mbacké nga yàgg fi lool waaye tamit di ñaan képp koo xam ne xalifa kilifa la. ci réew mi waaye tamit nga nekk xalif général fii ci réewum Sénégal ñi ngi lay ñaanal suñu borom yàlla yàggal sa taxawaay ci àddina te tamit di rafetlu bu baax a baax loolu waaye tamit les bonnes volontés ñi ngi jóg. tigi waaw. les bonnes volontés ñi ngi jóg. ñi ngi leen di féliciter di leen encourager Sadio Mané félicitations. duñu lim ñëpp mais les bonnes volontés ñi ngi leen di gërëm bu baax a baax ci ñu jot a dégg. gis nañu ni Sadio Mané def na geste bu rafet a rafet. ak ñeneen ñu bari ñoo xamante ni def nañu ay gestes. Wally Ballago Seck def na geste bu rafet wala aussi tamit Pape Diouf leader bu génération consciente moom tamit def na geste bu rafet a rafet donc nag du affaire de ngistal Sénégal moo toll foofu du affaire de c'est-à-dire su ma ko defee dañuy yaakaar ni damaa def ndàngam damaa toppandoo woo kenn da nga def pour jëmale ci sa réew donc nag jug leen ngeen soutenir suñu réew jug leen ngeen accompagner seen réew jug leen ngeen jàppale ñi nga xamante ni tey feebar bi dal na ci seen kaw ñu bëgg ku leen jàppale te amaguñu ko taw li waay def sa bopp nga ko defal man sax gëmuma ni sax ba tey réew mi nga ko defal wala dëgg sa réew mi nga ko defal mais sa bopp en personne nga ko defal parce que boo jëlee ndimbal jëmale ko ci gouvernement bi gouvernement jël alal boobu def ko ci askan wi kon ba tey yow sa bopp ngay nga ko defal macha allah lii nag dafay wane ni Sénégal benn bopp la instant bi xamee opposant xamee ñëpp a joxante loxo xamoo yaanaa maar ak réew mi toll voilà dalee woon ni maam ñii maanaam Sénégal moo la ñor toll foo xamante ni dootul amati xaj ak seen ci kenn tigi amul diine bi laa bokk amul parti pouvoir bi laa bokk amul orchestre bi laa bokk amul fii laay liggéey amul lii laay def amul télé bi laay liggéey amul waykat la amul rappeur la tigi donc da ngay jug nga jàpp ci sa réew contribuer ci li nga xamante ni su ko nekk tey réew mi soxla nañu ay moyens yoo xamante ni dañu koy dimbalee ñi nga xamante ni feebar nañu waaye tamit réew mi soxla nañu ku leen di jàppale ci feebar bi ngir ñu teel ko génne fii ci réew mi pour ñu teel ko génne nag benn rek la nañu toog suñuy kër waaw surtout nañu toog suñu biir kër bu leen génn di doxantu ci mbedd bi bu leen génn boo leen amul farata boo leen di liggéey ginnaaw pays yi gën a développé ci àddina ñoo tëj seen i ay buntu kër mastama ak ñun Sénégal vraiment pays yi gën a développé nga xamante lu jëm ci côté financièrement wala lu jëm ci côté c'est-à-dire koom waaw ñoom ñooñu ko ëppalee ginnaaw ñoom ñoo ko tëj mastama ak ñun waaw vraiment dañuy tëj suñu buntu kër te suñu ay doom ñu toog ci biir kër yi parce que tey feebar bi commencé nañoo ëpp doole donc nag bari na ñu ko am ci réew mi fii mais mënoo xam kii la parce que li nu wax feebar bi dina yàgg sa yaram ba pare nga doog ko sentir c'est vrai donc nag moo tax mooy li nga wax rek comme nañ topp ndigalu ministère de la santé rek buñ topp seen ndigal moom comme li nga wax nii toog mucc bàyyi wàññi rassemblement yi bàyyi dajaloo yi bàyyi joxante loxo bi comme noonu rek bu ñu ko defee yàlla mën nañoo suturaal comme yàlla dimbal nañu teel nañ maanaam teel nañu ko sax maanaam teel nañ bàyyi xel parce que tey xoolewuñ ba affaire ëpp ñu doole ñuy door a fagaru surtout kon dañoo am ay 27 cas 26 cas commencé fagaru à 100%. surtout dañ ko continuer nag ba yàlla defal sutura yii mu jot a dal yàlla defal leen jàmm mu teggi leen ko ci jàmm ak salaam mu yem fa ñu nag pour mu yem fa nag ñun ñooy fagaru faju jéem a def li ñuy sant ñu def ko bañ di rëy ndax bu dee yàlla mën na la kii tamit mais nañ kii rek yàlla mais nag surtout lii dañu koy doxantoo à tout moment chaque 10 minutes wala sax chaque instant bul fekkee sa xel tey na ci lenn loolu laal jëlal nga utiliser ko am na yoo xamee yu ndaw la ci poche lay dem si am na yoo xamante ne pour chambre la am na yoo xam pour néeg la am na yoo xam pour toilette la c'est-à-dire foo dugg war nañ ko teg kër goo dugg waaw ci toilette bi war nañ ko fa teg waaw ci entrée buntu kër gi war nañ ko fa teg ci salon bi war nañ ko fa teg ci waañ bi war nañ ko fa teg fépp war nañ ko fa teg donc kër goo dugg lii war na faa nekk am na bu ndaw am na bu mag am na yëpp ndeysaan donc chaque 10 minutes nga def nii yàqalu la daal da lay gën a sàmm voilà donc rek man moom du ma ci tàyyi na yàq samay loxo sax man kay na kii waaw na furiloo samay loxo sax yow jëndal nga ci ñoom ajot démbooj ñoom kay moom faggu nañ bu yàgg sama faggu nañ bu yàgg ajot démbooj ma nga teg benn comme ni koy waxee ni ci bundu kër ga ci salle baag ci toile fépp la teg benn très bien ku ne benn xale yi macha allah réew mi nii doxee jamono ji donc nag dañu dem régie ngir mën a door suñu plateau seetaan benn clip Carlou D lu Baye Fall de la musique sénégalaise juste après on revient mën a door plateau Sama Sénégal
Suban Kor Ñaña kooku mooy Carlou D le Baye Fall de la musique sénégalaise ñu ngi ci bëggal soppee Carlou yëpp yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan parce que ñoom dañoo bëgg Carlou ba amuñu ci moom sago waaw boo xoolee soppee Carlou D kenn ku ci nekk day tuddee boppam par exemple nga ni Padros Carlou Bokar Carlou Sidi Carlou Dia Carlou Ramatoulaye Carlou Mo Carlou donc ñoom dañoo bëgg Carlou ba seen bopp dañu ko duppee. sama sœur kay moom Carlou Diak. Sa Carlou Diak. waaw Sadio la tudd mais dafa ne Sa Carlou Diak. Facebook am lépp moo ci nekk. ñoom dañoo fidèle ci moom. ak di ci bëggal aussi ki nga xam ne moom moo di Soxna Carlou. depuis Thiaré Azur. aussi ñu ngi ko ci bëggal dafa bëgg Carlou di. ñu dem régie bu ko defee ñu mën a dikk door suñu plateau bu ko defee ñu door suñu plateau sama Sénégal li nga xamee moom moo di sama diwaan lanu koy dooree tey foofu la ca kilomètre 50 la ñu demoon ak DJ Mo demaloon nañu foofu loolu ca kilomètre 50 bu ko defee ñu mën a xam exactement seen i problème ak kilomètre 50 ak la ko sabab ak lépp ak DJ Mo régie juste après on revient. mbokku téléspectateur yu ITV amati nañu mbégte bu baax a baax seen rubrique sama diwaan tey ñu ngi fii commune Kër Mousse ñu ñëw dëkk bi nga xam ne mooy kilomètre 50 route de Thiès muy dëkk boo xam ne dëkku cosaan la tamit dinañu waxtaan ak waa kilomètre 50 ñu la wax ma lan ñoo tax 50 jigéen ñi fiy jaayee garage bi avant autoroute à péage nan la meloon ak moment yi nga xam ne autoroute à péage traversé na leen jaay bi nu mu mel dinañ dugub bi ci biir kër gi waxtaan ak ASC yi waxtaan ak jigéen ñi waxtaan ak mag ñi waxtaan ak ndaw ñi jóge fii wax leen lan moo waral 50. daggatu nañ ko ay parcelles. sama tur ma Fassis waaw mais maire Dega la gën a siiw ci marché bi. du ma def Dega maire légal la ñu wax ñoom ñu def ko maire Dega ndax marché bi ñun am nañ ci lu ñu metti waaw ndax marché bi toll nii amul lampe amul douche amul dara ngeen di ci jaay. kon bu ñu leen laajee seen problème bi war ngeen ko mën a wax ndax fii ci ginnaaw dem ngeen ba ngeen gis ko place bi boo gisee mu tane man maa ko daa bale but bu yàlla sàkk ñaari fan yi dama xaw a si biru moo tax balewu ma mais ñun kuñ ci mën a dimbale rek ba ñu am ci changement rek ñu kontaan. ñoom yëg nañu ko maire bi ñëwoon na fii am na ñu ñëwoon fii di wax. Macky Sall ci boppam lu nekk may na ko mu tegg ñu loolu wax nañu ko ñun dañu fay juute dañu daa fay ñoom ñoo ko arrêté sama bos yaa ngi nii ma def ci kayit gi teg ci sama kaw taabal ñun bañ ñoo fay juute de mais lampe amuñu ko ñoom waxuñu ko dañoo laajte ba jékki-jékki ba bàyyi ñun amuñu lampe timis bu ñu ko noddee ñun ñu yàkkamti ñibbi ndax agressé yi ndax buñ ci duggee jàpp fi nit watat la ba ci raay ba kenn du yëg ñun daal ku ñu mën a dimbale moom la ñu bëgg ndax cantine yi ci suñu ginnaaw sax ñoom dañoo bañ ne ñun duñu pousser seen ginnaaw. dafa amoon dañu fiy joox rek yor seen i jakarta jóge ci àll ba kenn xamul leen ñëw benn instant te bu ñu ko defee balaa ñu fay ñëwaat day yàgg dañuy ñëw joox fi rek mais fii y a tout sécurité baa ngi nii am na ay toilettes les toilettes sont là-bas derrière mais nag fii nii ci garage bi comme ñoom fii ci ginnaaw am nañ fi benn genre wanag mais amul toilette fii quoi pour ñoom maire yi jaay fii mais am na ay toilettes fële ci ginnaaw maire bee ko fa def ñoom maire bi ñoom ñoo ko def ñoom ñoo fa defar ay toilettes yaa ngi fee ci ginnaaw garage mécanicien yi mais fii xam nga fee dafa sori te ñii mënuñu dox ba foofu mais y a des toilettes y a tout y a de la sécurité est là 24 sur 24 ils sont sur le terrain fii moom problème mu sécurité amu fi. njaay mi neexul histoire dong la ñuy indil ndax keesu Clémentine mun ngaa jaay ñaari kees ci benn bis léegi benn kees bi ñeenti fan nga koy jaay boo waxee ñu naan oto yi APS la ñu jaar. ñun amuñu luy APS sax Clémentine bi Maroc lay ñore ñu indi ko jam ñaajo ñu jaay ñu ko ñuy jaayaat marocain yi ñoo ko indi jam ñaajo dafa am ku ñuy indil kees ñu di ci dajale loo def moom ngay moom bis bu ñu séddoo li nga def rek lay moom ngay moom ndax natta yi day indi coow ak histoire fii moo tax ñun ñu bàyyi ko. affaire gi ñu ko yor nekkuñu fii ci garage gi de ki ñu indil kees la dëkk mais ñi ko yor amul kenn ku fi nekk. ñun séddoo gu ñëw ren lañu commencé
mais ñi ñu ci jiitu ñooñu ne moo gën natto ñàkk a pexe mais bu ñu xamoon fu ñuy jëm mu ngi mel ne kuy tukki rek boo tukkee boo gisul lu la gënal da nga cay jóge mais ñun ñii dañoo gisul leneen lu gën lii. bakkan mbalaxal ñu dellu ñëwee musique amul coow ni dongul c'est bi foofu la ca kilomètre 50 foofu la ñu demoon merci beaucoup di gërëm bu baax régie ci élément boobu nga xam ne ñu ngi ko doon seetaan donc nag merci beaucoup DJ Mo di ko gërëm bu baax à part sa daal yi ko sol rek Modou nee naa la booy génn dee ma suturaal di ma sagal Modou dee ma sagal boo ñëwee ci plateau bi sañse lu rafet boo génnee dem ci gars yi du kii. man de taxawaay bi ma ko def taxawaay positionnement mu taxaw noonu. waaw mais nag ku bëggul boo xam taxaw digital bi tamit na ci ginnaaw bëgg bu ko oto yi fekkoon waa xoolal ma lii Modou taxaw nga taxaw ni pour la Modou ak fii nga taxaw ni jigéen ñi bii pour la Modou xool camion ba xool bu la fekkoon Modou yow ay waay bupp naroon na am problème am Mamadou Ibra Kane yéen Modou yéen ñi xam nga xames mais teel moo cingeuse xames yaa ngi fàttali cingeuse moo bëri booy bu ma solo bi taxaw sa tax ak taxaw di cok ne Modou bi Ramatoulaye joxaat na image Modou bi xool leen Modou position bi mu taxawee mais Modou sa daal di dafa ëpp de daal di ëpp na la camion ba xool camion ba xoolal camion ba rek xoolal camion Modou yaa ngi sexy sa life mooy suñu anti stress ci plateau bi xool ko xoolal lii Modou yow sa taxawaay bi pour la tamit baax na daal alors merci beaucoup dañu koy gërëm moom nag sunu frère la sunu xarit la voilà dañu ko sonal lu ne la ñuy def ak moom mooy xaritu Ramatoulaye suñu réalisatrice bi voilà noonu la sonalee Rama Modou Gueye ñëpp la fàtte Modou Gueye yàlla ko yàlla donc ñu ngi koy gërëm bu baax a baax je rappelle wax yi nii ñu ngi leen di nuyu bu baax je rappelle lii duñ ci tay à tout moment dinañ ko utiliser donc mooy li tax ngeen mucc ci feebaru coronavirus bi donc jamono ji nag mi ngi lëmbee Sénégal voilà encore une fois je refais ngeen xam voilà c'est comme ça ngeen dugal ko ci seeni wee parce que feebar bi dafa sew mun na dugg fu ne donc lii mooy tax ngeen mën a mucc ci feebar bi parce que dafa di jàngoro boo xamante ni dafa sew te mën na jaar fu ne donc nag ñi ngi sensibiliser waat di delloosi waat Sénégal yi seen xel ngir ñu bàyyi ci xel bu baax a baax loolu mooy nekkoon rubrique bi nga xam ne moom moo nekkoon sama diwaan foofu la ca kilomètre 50 dañu dem régie ñu seetaan benn vidéo clip juste après bu ñu dellu si waatee mën na dalal ki nga xam ne moom moo di Babacar Fall nekk ci ITV nekk journaliste boo xamante ni mu ngi ci www.emedia.sn site internet bu Emedia. Dix-sept heures 31 minutes moom mooy doge jot foofu la ci Ziguinchor merci beaucoup chers téléspectateurs ci àndandoo bi ak ñun bi 17h jotee ba léegi ngeen di béggeendoo ak ñun ñi ngi jëm 18h30 léegi nag am na ku ñu fekk si ci plateau Sama Sénégal jóge ci rédaction bu iRadio waaye tamit rédaction bu www.emedia.sn bu site internet Emedia donc kooku di Babacar Fall salaamaaleykum El Hadj Babacar. maaleykum salaam Padros. maa ngi lay ziar. delloo ziar bu wér. baa yaa ngi ci jàmm. sant bu wér. jamono ji actualité bi lëmbee réew mi di coronavirus bi moo tax nga ñëw ngir jottali nu lépp loo xam ne jëm na ci information ak ki nga xam ne moom moo di ministre bi war a génn ci kanam ngir jàkkaarloog askanu Sénégal. waaw ci kanam tuuti. ministre de la santé ministère de la santé. D'accord. comme ni ñu ko daan defee depuis que virus bi tàmbali. def point bi chaque jour. ci kanam tuuti war naa jàkkaarloo ko askanu Sénégal. wax leen exactement situation wu ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee jàngoroy coronavirus. ñu fàttali ñu ba démb. ñu ngi toll woon ci 25 cas. maanaam ñaar fukki cas ak juróom. léegi nag ci kanam tuuti ministre dina defaat beneen point de presse wax ba xam. situation boobu évolué na wala wàññeeku na. génn bi ministre bi di génn lan la exactement day wane ni moom moo war a wax amul ñeneen ñu war a wax ci coronavirus bi ngir wax cas yi am. ok bon ministère de la santé depuis que
jàngoro ji law ci réew mi danoo jël benn option maanaam def transparence ci wàllu gestion bi nga xamante ni noonu la ñuy gérer épidémie bi donc chaque jour ñu def benn point de presse wax exactement li nga xamante ni moom mooy situation jàngoro ji ci biir réew mi bu ko defee ñoom évidemment ñoom ñoo c'est la voie la plus habilitée à donner des informations concernant coronavirus bi c'est vrai que nag am na leneen lu ci am tamit parce que ministre bi def na benn plainte jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñëpp ñi ngi def ay information yoo xamante ni baaxul concernant jàngoro ji xam nga dafa nekk lu sérieux loo xamante ni nii képp ku ci wax rek da nga cee war a xam dara te li ñu nemmeeku moom mooy boobu ba léegi bari nañu ci wax ñoo xam ne maîtriser wuñu bu baax li ñuy wax d'accord plainte boobu dafa def plainte contre X pour képp koo xam ne wax na ci te waroo ci wax waaw képp koo xamante ni wax nga ci wala dafa am nu mu ko adressé directement non plainte contre X la képp koo xamante ni rek wax nga ci épidémie bi joxe ci information boo xam ne baaxul plainte bi mën naa dal sa kaw bu ñu seetloo démb am na ay ñoo xamante ne ràññee na leen ci réew mi ñu dem wuy ji ku mel ni kii Abdoulaye Pépé nekk communicateur traditionnel ñëpp xam ko démb wuy ji na gendarmerie tey jii nii Selbé Ndom dem na wuy ji artiste bii di Mame Gor Diazaka tamit ñu ngi wax ni dem na wuy ji gendarmerie concernant ay déclaration yu defoon jëm ci jàngoro ji te ñu jàpp nu nekkul jàngoro yoo nekkul déclaration yoo xamante ne lañ ci wax méngoo na ak li am concernant virus bi d'accord lépp rek ngir gën a mën a dëggal ni feebar bi feebar la bu sensible donc loo ci wax rek lu ne na nga ko fexe ba na nga ko xam ñu wax ci conséquences yi nga xamante ni jamono ji feebar bi am na ko fii ci réew mi waaw yeneen conséquences yi nga xam ne am na si moom mooy ku nekk gis na ni démb ministre de la santé bi muy def point de presse bi moom ak naataangoom bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu jaww ji wala boog vol yi nga xamante ni moom mooy am moom lañ ko defandoo mu annoncé ni moom Alioune Sarr annoncé ni vol yëpp yi nga xamante ni vol yu bari bokk yu Sénégal doon jokkalanteeg réew yu mel ni France yu mel ni Espagne yu mel ni Italie dakkal nañ ko donc loolu évidemment am na ñu jàpp ñi dina am ay conséquences ci biir réew mi ba am ñu doon poser ay questions sax naan li nga xam ne moom la ñu jëfandikoo ci wàllu dund est-ce que du commencer manquer mais ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu commerce di Aminata Assome Diatta génn na ci def benn révélation assuré Sénégalais yi wax ni pour l'instant marché yi Sénégal yi li fa nekk ci wàllu dund xëy na doy na sëkk ba xëy na xel yi mën na daal ci côté boobu ci wàllu dund Sénégalais yi fi mu ne nii jaaxle nañ parce que dañoo yaakaar ni bu nu tëjee bunt yu bare bari dund gi sax dootuñu ko amati loolu est-ce que xel dal na ci li nga expliqué nii waaw loolu mën na ci daal ministre du commerce en tout cas loolu la wax d'accord pour l'instant daal dund gi moom doy na sëkk doyagum na ci marché bi conséquences yi mu am ca bitim réew waaw ñàkkul tamit tey information bi nga xam ne moom lañ jot ci bitim réew mu dellu toujours ci conséquences yi nga xamante ni kii bi am na ko bi ci njëkk day dellu ci wàllu sport xam naa ñi nga xamante ni bëgg nañ football seen xol dina xaw a naqari tuuti waaw parce que euro bi nga xamante ni waroon nañ ko jouer Europe ci entre juin ak juillet ci at bi atu 2020 waa UEFA dañoo décidé dàq ko ba 2021 waaw dañ ko dàq ba 2021 mais loolu sori na bon at la rek waaw mais nag bon conséquences yi tamit kenn xamagul jàngoro ji fa mu ñu jëmee xëy na conséquences yooyu la natt ba dàq ko daal ba juin ak juillet 2021 incha allah waaw 11 juin 11 juillet 2021 ci la euro bi dem li nga xam ne moom mooy Ligue des champions tamit ak li nga xam ne moom mooy Europa League tamit waa UEFA décidé nañ suspendre ko pour l'instant yooyu moom suspension lañ wax mais waxagun après kañ leen ciy ñëwaat d'accord est-ce que loolu du indi benn problème ci côté compétition yi waaw certainement dina chambouler programme mais tamit je pense que jar na ko parce que tamit jàngoro joo xamante ne nit ñi ñu ngi koy autorité ñi ngi xeex ak moom ba léegi ne xamaguñu fan lañ jëmee teel a limiter conséquences yi wala teel a fànq ba conséquences yi du rëy trop je pense que moo gën li naan la santé n'a pas de prix et je pense que ci logique boobu la waa UEFA di demee d'accord li mooy actualité yi nga xamante ni yaa ngi ko jëlee ci site internet boobu la di www.emedia.sn nga fàttali nu lépp luy actualité lu jëm ci coronavirus bi bu nu ko bëggee am à temps réel naka la ñuy def pour dugg ci site bi waaw tout à fait parce que seen site emedia.sn mi ngi suivre actualité bi tout instant à chaque fois que li nga xam ne moom mooy information ñu jëlee ko fi nga xamante ni moom mooy fan ko war a jëlee ñi ngi koy baaxee askan wi à chaque fois en tout cas lépp lu jëm ci wàllu situation bi actuellement ñi ngi koy suivre di ci joxe information yi nga xamante ni ñi ngi koy jëlee fan ko war a jëlee maintenant nag bon je pense que sensibilisation la nekk ci jamonoy sensibilisation boo xam ne ñëpp ci war a dugal seen loxo c'est pas n'importe qui moo war a tëb joxe information loolu bokk ci li nga xamante ni nii day limiter conséquence su virus boobu daal d'accord xibaar bi ñuy xaar di ministre bu santé war a génn léegi-léegi ci kanam war a jàkkaarloog askanu Sénégal donc loolu c'est à quelle heure waaw ci kanam tuuti rek xëy na sax yàggatul lu ci mënti am rek après ku dugg
emedia.sn di nga am information bi mais daal ministre de la santé ministère de la santé du moins parce que démb ministre bi loon waaye gis nañ jour yu njëkk yi directeur de cabinet moo doon joxe information certainement peut-être moom mooy ñëwaat wala ministre bi boppam moom mooy ñëwaat joxe information yi nga xamante ni actuellement foofu la situation jàngoro ji toll. d'accord lu mu ci mënti doon kon ñun ñi ngi xaar ministère de la santé ngir ñu génn wax nu feebar bii di feebaru coronavirus bi jamono ji fi mu toll ak liggéey bi nga xamante ni ñu ngi ko ci liggéey waaye tamit ñi nga xamee ñoom ñoo ci joto loru ñu wax naka la toll ngir ñu xam bilan wu ñi nga xamee ñoom ñoo ji cas yooyu ñu jotagoom am fii ci Sénégal ndimbal gi nag mi ngi jóge fu ne Babacar ci donateurs yi nga xamee ñoo nekk fii ci Sénégal di les bonnes volontés donc ñoom aussi tamit ñi ngi dimbali askanu Sénégal. tout à fait waaw loolu dafa am solo Padros je pense que ci xeex bi ni xeex jàngoro ji ci la bokk gis nañ ni bi mu déclaré wu rek ku mel ni Serigne Mountakha Mbacké di xalif général des Mourides teg na ci table ji lu ma 200 millions acte boobu nu def nag bari na ay bonne volonté yi nekk ci biir réew mi ñu ngi koy suivre sportif yi ñu ngi leen di dégg démb bële ku mel ni Sadio Mané dégg nañ ko vidéo bi sax mi ngi ci sunu site bi mu wax ni moom dina def participation lu toll ci 30 millions gis nañ artistes yi ñoom Wally Seck ñoom Pape Diouf la star nationale Youssou Ndour gis nañ tamit contribution bi nga xamante ni def na ko bon élan de solidarité boobu je pense que day répondre ak li nga xamante ni moom le président lancé woon depuis que épidémie am parce que ñun ñëpp la concerné en quelque sorte waaw kon nag bu ko defee participation yi am ku mel ni Kabirou Mbodj tamit ñi ngi wax ni participer na à hauteur de 50 millions ñu ngi koy joxe ci information yi loolu je pense que mi ngi nekk di continuer ñu ñaan yàlla mu jëm kanam te épidémie bi yam fi d'accord très bien donc nag yéen ñi nga xam ne yéenay donateurs yi ñun aussi waa ITV ak iRadio groupe E-Media ubbi nañu suñu ay buntu ngir ñi nga xamee ñoom ñoo bëgg jëmale seen c'est-à-dire seen alal ci gouvernement bu Sénégal ngir dimbali ko ci feebar bi nga xamante ni jamono ji dugg na ci réew mi te bëgg na sonal donc nag ngir ñu mën a am kattan goo xamante ni dinañ ko mën a xeex ak feebar bi moo ñu am ay moyens yoo xamante ni dinañ ko mën a dimbali ak ñi feebar donc nag yéen ñi nga xamee yéen a bëgg a def seen i participation xeebunu dara ci téléthon boobu nga xamante ni DJ Boubs mi ngi ko doon amal ci week-end bi ci ITV donc nag bu fekkee da nga bëgg a def sa participation mën nga ko jaarale ci numéro Orange Money bi nga xamee moom laa lay jox di responsable commercial bu ITV ak iRadio di 77 649 15 15 649 15 15 mën nga ciy jaarale sa li nga xam ne moom moo di ndimbal ngir mu ñëw ci groupe E-Media ngir ñu jottali ko gouvernement bu Sénégal donc nag suñu ay célébrité ñoom aussi def nañu ay vidéo jëmale ci askanu Sénégal ngir gindiwaat leen waaye ngir sensibiliser leen ngir jàppale leen waaye tamit ngir delloosiwaat seen xel ci feebar bi loolu nag jël nañu ko sànq dañu lay gërëm ñu dem seetaan éléments yi te ñëw mais merci beaucoup rendez-vous kañ. bon dans la semaine pour yeneen information. d'accord inchallah waaw merci beaucoup Babacar Fall rédaction bu emedia.sn dañu dem régie seetaan vidéo célébrité yi nga xamante ni def nañu ko ngir jëmale ci askanu Sénégal. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum la diaspora et di ñëwaat rek di leen ñaax askan wi ci li nga xamante ni moo fi jot a xew may ñaan ñuy suivre consignes yi nga xamante ni OMS joxe nañ ko ak waa ministère de la santé génn bi su mënee ñàkk nañ ko dakkal di raxas suñuy loxo ba mu set toog ci kër yi ñi ngi bàyyi xel nag ñi nga xamante ni jàngoro ji dal na leen di leen ñaanal yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu ci seen njaboot wasalaam. salaamaaleykum waa Sénégal. salaamaaleykum waa àddina bi tey nag bu ñu devoir de patriote woowee faw ñu jug taxaw faw ñu jug teew pour wax ci mbir mi nga xam ne dafa rëy muy Covid-19 ñu gën ko xam ci coronavirus donc coronavirus wër na àdduna jaaxal na àdduna lu ndaw la loo xam ne mënuñu ko gis à l'œil nu waaye mu bëgg ñu jaaxal donc comme ni ko dëkk yëpp di defee ni ko àddina bi yëpp di defee nañ leen respecter consigne yi nga xam ne consigne d'hygiène yi ñu joxe maa ngi ñaan bépp sénégalais ñu respecté ko nga xam ne dinañ mën a téye chaîne contamination bi nga xam ne contamination mën a wàññeeku ñu mën ko gérer fii ci Sénégal respecté consigne yi nag raxas say loxo ba mu set bàyyi di ñandu di sànni ci mbedd mi bàyyi di jox distance ñit ak ñit donc ñi nga xam ne ñu ngi dem ci bureau yi di liggéey waaw nuyoo yi nag loxo yi nuyoo yu bëri yi moom suñ ko mënee wàññi nii rek waaw mbokk yi nii wàññi nuyoo yi di yor sa désinfectant rek boo xam ne ni antiseptique boo xam ne lépp loo def rek mën nga ci raxasaat sa loxo ba mu set wicc donc di gën a ñaax nit ñi rek ne leen Covid-19 maladie bu réel la
te dugg na Sénégal c'est réel donc nañ leen respecter rek consignes yi ministère de la santé joxe te tamit may remercier bu baax Ligue africaine des blogueurs en santé bi nga xam ne seen effort yi ñu nekk di def fu mu ne nii c'est exceptionnel ñu ngi leen di remercier bu baax pour seen effort patriotique bi ñu nekk di def di remercier aussi ministère de la santé ci communication bi ñuy jox en temps réel donc ci évolution Covid-19 bi donc je remercie tout le monde et nañ leen respecter consignes yi merci à vous. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum à tout le monde man la Kane Diallo Welma di artiste chanteur tey nag dañuy passer message bu am solo boo xam ne mooy feebar bi nga xam ne moo jaaxal àdduna wër nga këpp mu di coronavirus nekk pandémie donc yegsi na Sénégal mi ngi fi ça existe on vous demande juste de respecter les consignes bi nga xam ne moom la ministère de la santé joxe. mu di tout le temps ñuy raxas suñuy loxo wala di utiliser gel antiseptique coronavirus feebar la bu doy waar boo xam ne nañ ko xeex pour ñu jóge fi merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, Youssouf Dabo, sélectionneur des U20 du Sénégal, entraîneur de Teungueth FC. Voilà, une petite vidéo pour la sensibilisation sur le coronavirus muy feebar bi nga xam moo lëmbe àdduna bi actuellement. am na ay matuwaay yoo xamante ni OMS organisation mondiale sur la santé joxe na ko maanaam yokk set gi loxo yi ñu di ko raxas saa yu ñu ko mënee ku ci mën a gànnaayoo sax gel antiseptique moo gën nuyoo yu ñu téye loxo yi yam ci bonjour asalaamaaleykum booy tichool yi nga def ko fi nga xamante ni sa coude foofu la nekk mooy sa loxo fu muy lemoo yooyu yëpp ay matuwaay la yoo xamante ni suñu ko jëlee mun nañu xeex feebar bi ba wàññi dooleem bu baax a baax parce que ni ko ñenn ñi di xalaatee ni amul lu am la gis nañu ay nit yu bari yu mu dal donc nañu gën a jël suñu matuwaay période bu jafe la si ñëpp mais buñ ci góorgóorloo ñaan yàlla dinañu musal daal. Chers compatriotes sénégalais, le coronavirus est une maladie qu'il faut prendre très très au sérieux. Désinfectez-vous les mains quand vous le pouvez. Lavez-vous les mains régulièrement pendant au moins 30 secondes. Luttons ensemble contre sa propagation. À bientôt. Bye. 17h45 lutte contre Covid-19 di coronavirus bi nga xamee jamono ji mi ngi lëmbee àddina bi nag moom mooy actualité bi gën a fës jamono ji ci àddina rawatina fii ci Sénégal donc nag début bi ndorteel li ñu ngi doon wax naan feebar bi du jàpp benn africain say bu ñu demee ba suñu njiitu réew génn ba suñu xalif généraux yi di génn di wax waaye bu ñu demee tamit ba suñu ay célébrité suñu jours internationaux yi di génn di wax c'est parce que feebar bi dafa sérieux te dugg si na ci réew mi donc nag conseil yooyu nga xamante ni Pape Diouf joxe na ko merci beaucoup leader bu génération consciente waaye tamit merci Adji Ouza merci Youssouf Dabo merci ki nga xam ne moom moo di Sadio Mané merci beaucoup ki nga xam ne moom moo di Kane Diallo Welma jot nañu nag ay vidéo artistes ak célébrités yu bari donc chaque jour dinañ dugal vidéo yi ngir ñu gën a delloo siwaat xelu sénégalais yi di leen sensibiliser waaye tamit di wax ak ñoom ngir ñu éviter di joxe loxo ngir ñu éviter di génn ci mbedd mi ngir ñu éviter di saafonteeg yenn yoo xamante ni que tey bu ñu ko defee mën na tax ñu am feebar bii di feebaru coronavirus Bokar. non lii moom mooy patriotique dëgg. parce que boo nekkee sa réew patrimoine patriotique dëgg. boo nekkee sa réew ñi lay bàyyi xel. ñi ñi bëgg la di la bàyyi xel macha allah lii dafa am solo pour ñu sensibiliser askan wi. parce que lii dafa sérieux vraiment nag lii moom dama non boo nekkee comme li nga wax xam nga tey àddina boo fi nekkee yàlla dimbal na nga dem ba nekk patriote ci dëkk da ngay def yëf yi patriotisme parce que tey bu ñu xoolee ci Sadio Mané référence la bu taxawee wax am na ay idole yu bari yoo xamante ni ñu ngi toog bëgg Sadio Mané sopp Sadio Mané dëgër nañu bopp nag ci feebar bi mais Sadio Mané bu waxee dinañ dégg waaw loolu la rek lii moom waaw nice daal vraiment am na yeneen yu des xam naa ci biir seen comme ni nga waxee rek dina jàll di jàllaat d'accord pour gars yi gën a mën a bàyyi xel lu ma ci tàyyi man bi ñu dugalee élément bi léegi am na foo demoon man mbaa ma fi jaaree man sama kii bi kii nu gars yi waxee sax kii bore non waaw kii boras non affaire boobu noonu di rocc sa deret bi rek gis nga man sama loxo yi ni mu mel temps yi gis nga sama loxo yi ni mu mel man dafa dem ba dafa commencé furi mais jar na ko furee gën kore jar na ko furee gën kore waaw sama loxo yaa ngi nii dafa furi furee gën koro waaw dafa furi furee gën koro moo gën téeméeri junni yoon waaw furee gën koro nañ furi rek te bañ a koro kay moo gën koro moo gën koro de furee gën koro waaw dafa jënd gàpp furi
xam nga li nga wax donc tey sunu invité je rappelle moom moo di Mbaye Sy Ndiaye di tambour-major bu mag a mag nag foofu la ca Ramadan donc tey moom la ñu dalal génn na vidéo clip bu bees jëmale ko ci Serigne Fallou Mbacké ci li nga xam ne moom moo di màggalu Kazu Rajab bi nga xamee dimanche 22 la ñu ko war a amal ku ne nag war ko màggalee ci sa biir kër xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké génn joxe ndigal ni nag màggalu Kazu Rajab bi na ñëpp toog ci seen kër màggal ko foofu foo ko màggalee am nga fayub Serigne Fallou Mbacké donc nag loolu ay mesures la yoo xamante ni Serigne bi da koo jël pour ñu gën a mën a mucc ci feebar bi parce que benn nañ rassemblement yi la ñuy tere dajaloo gi la ñuy tere seet jën tege surtout seet sente bi sénégalais dafa bëgg nemmeeku doomu aadama dafa bëgg seet ji nit dox mbokk dëgg la dox mbokk baax na mais jël sa téléphone bii nga ni ko salaamaaleykum ci loo nekk mbaa yaa ngi ci jàmm mun la maa ngi ci jàmm mbaa mucc nga ci feebar bi mun la mucc naa nga conseillé ko waa jël sa ay mesures yu mat mu jeex tàkk mais jug sa kër dem seeti ji nit ki xamoo ba xam am nga feebar bi wala amoo ko xamoo ba xam ki ngay seeti ji am na feebar bi wala amu ko ngeen wàllante ko donc nag jël leen a toog ci seen biir kër gis nañu Italie na la farata génne waaw kuy génn daal na la farata génne nga xam ne loo xam lu mu ñàkk ba mënta ñàkk la nga def ko nank ñaaw toog jàpp sa ñaam surtout loolu rek la de gis nañu Italie waaw tëj nañu seen i buntu kër yëpp France tëj nañu seen i buntu kër yëpp ñun Sénégal nag ñu ne ñun feebar bi dañ koy kii jàppee lu oyof ay ko ci def xam dañu tëj suñu buntu kër yi téye suñuy doom nañ tëj moo gën comme école yi tëj nañ neneen école na élèves yi toog benn xale amatul droit di génn ci mbedd mi nañ toog jàpp ñàmbur yi bu ñu demee ba dakkal enseignement jàng lu rëy waaw tamit bu ñu demee ba ni arrêté nañu lépp luy enseignement arrêté nañu lépp luy manifestation religieuse est-ce que yéen a ngi dégg am manifestation culturelle sax mën nañu ko dakkal mën nañu ko arrêté du indi problème mais manifestation religieuse loo xamante ne lu mënul ñàkk ci jullit lu mënta ñàkk ci jullit imagine aj màkka ñu ne dañ ko ajale voilà aj màkk nu toll fa yonent bi nekk ñu ne ren amul aj màkk amul dara nañ toog tëj leen seen buntu kër yi ñu ne ren amul nañ toog lépp pour bañ dajaloo yi rek dañ bàyyi tamit daal lañ toog xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké di dellu di ko siyaar bu baax di wax Mbacké Balla ñu ngi lay delloo siyaar waaye tamit di gën a rafetlu sa doxalin sa taxawaay ak sa kaddu yi nga xamee kaddu yu rafet la jëmale ci askanu Sénégal def nga la sa maam daan def nga lii sa baay daan def dañu dem régie seetaan benn vidéo clip juste après bu ñu dellu si waatee mën a dalal sunu invité di Mbaye Sy bis bi ñu ngi koy bégalee bu baax ki nga xam ne moom moo di Fatou Sarr depuis Angleterre mi ngi nuy ci Facebook merci bien Fatou merci beaucoup soxna Rama depuis foofu la ca Italie ñu ngi koy bëggee ca France ah Rama Sène ca France waaye sa xarit bi voilà Rama Sène ñu ngi lay bëggee ca France waaye aussi soxna Khady auto école Kër Aram depuis France soxna Khady la mooy sama xarit soxna Khady moo jur Rama Sène mooy doomam moo jur Rama waaw mais man soxna mooy sama xarit moo jur Bercy waaw mooy soxna ma daal soxna Khady mooy sama xarit soxna Khady auto école Kër Aram mooy sama xarit waaw sunu partenaire la sunu xarit la moom day àndandoo ak ñun ci rajo bis bu jot bu 19h jotee du ñu déglu ci 90.3 waaye tamit ci www.omedia.sn di ñu seetaan ci ITV bis bu jot donc ñu ngi koy gërëm ci fidélité boobu nga xamante ne am na ko ci ñun di dellu ah. Tidiane Dabo mooy sama xarit la ah Déco Textile la. waaw Tidiane Dabo. Horatio tamit. Horatio sama xarit Horatio le grand comédien. Nigato mu ngi bàyyi. Nigato waaw mais félicitations à Nigato. waaw Nigato ñu ngi lay féliciter bu baax a baax ci événement bi nga xamee yaa ngi ko doon def bërki démb foofu la ca benn barak fan la woon. ca centre Galle. centre Galle waaw benn barak. centre Galle bu profité tamit di waxaale Horatio tamit annulé na kii yoon quoi. Horatio amoon na date mais da ko annulé instant bi. dafa amoon événement. waaw amoon événement mais très bien non na ñëpp annulé. waaw vraiment waaw. ginnaaw Pape Diouf bi nga xamante ni moom moo jël ay centaines de millions. dugal ko ci benn événement. def ay affichage panneau publicitaire. dugal ay publicité rajo publicité télévision. campagne de publicitaire bi mu def lépp lu ci waroon ba 10 jours 20 jours des ci. wallaay 20 jours wala waaw 20 jours des ci ñu ni ko mu ñëw génn. avant président de la République di génn. di wax askan wi dakkal nañu lépp luy manifestation culturelle. moom Pape Diouf ci suba. xëy na ba loolu nekk ci xelam. mu génn wax ak soppe yi. ne leen lépp lu ma amoon ci événement dakkal naa ko ba ci arène ba ci Dakar Arena. bi nga xamee man ko war a def donc loolu dañu ciy féliciter Pape Diouf. di ci féliciter Pape Diouf groupe di ci féliciter Subatel groupe. di ci féliciter aussi manager am di Matar Diop Subatel parce que loolu yëfi patriotisme la. ba pare jël xaalisam aussi defaat ci. def 6 millions pour kii bi. xool ak li mu def ci campagne bi mu def lépp ci. li nga xam ne moom moo di événement.
xaalis bi mu ci def bari financièrement daf ci def xaalis bu bari donc loolu yoon yëpp dafa wane ne man doomi réew mi laa sama réew moo ma ëppal importance sama réew moo ma amal njëriñ dama jug pour bégal sama réew bu amee naqar damay fomm lépp lu woon bànneex ànd ak ñoom ci naqar gi donc félicitations Pape Diouf kon bébé Bass ñu ngi rafetlu bu baax a baax li nga xamante ni def nga ko juste après son excellence monsieur le président de la république ñoom tamit génn wax jëmale ci askanu Sénégal ni dakkal nañu lépp luy manifestation culturelle ak manifestation religieuse donc nag loolu mooy li nga xamee jamono ji lëmb na réew mi duñ ci taay di wax coronavirus parce que man jàngoro bee tom noonu parce que ñu ngi naan ay bon du ma ci wax nag parce que dem bañ ko woon plainte kii. non mais waxal li nga war a wax li nekk sa xel. non maanaam dañ naan ay xam nga Ebola moo gën a garaaw corona mais man sama xel laa wax sama gis-gis man corona moo gën a garaaw Ebola. mais ñun mosuñoo tiitee nii. mosuma gis lu mel ni ci réew mi. imagine leen adduna bi ñëpp a ngi tëj seen buntu kër ñëpp ngi toog demuñu fenn. ci réseaux sociaux yi da ngay gis ay vidéo bitim réew. corona ay nit yoo xamante ni dañuy dox ba ci ak daanu. gis nañ ko waaw voilà gis na France gis na nit koo xamante ni dafa dox ba ci yàgg nit ku dara jotul daan lay ndeysaan mu dox ba ci yàgg daanu di sëqat gu metti dafa yéeme nit ñi kenn nangu koo jege vraiment voilà donc à tout moment mën na def ci yow benn affaire mën nga dox ba ci yàgg daanu kon donc nañuy bàyyi xel bu baax a baax ci loolu aussi ñi nga xamee dañoo feebar di ko nëbb waaw nañu ko arrêté feebar nga xam nga ni feebar bi mi ngi ci yow wax nañu la numéro vert yi mi ngi noonu wooteel téléphone ñu ñëw jël si la mais yow naka ngay feebaree di nëbb feebar bi am kees na damaa feebar pourquoi parce que da xam nga la ma waral Badros léegi da nga toog maanaam dara du la dal mën nga bañ a corona mën nga bañ dara mën na la bañ a dal nga am soj bu ne ci yow rek gars yi di la daw naan comme da ngaa corona na teg la pression boo xamante ne doo toog attanati yow mais da ngaa corona waaw mais nag dañ bàyyi tamit di kii bu la corona bi jàppee yow nga xam ne yow lii da ngaa corona yow da ngaa corona mais xam nga léegi sa mënut la nee na sa bopp day métti ñu ne la ngaa corona mais loolu ay wax la rek arrêté leen loolu aussi loolu tamit daal voilà loolu ñuy fowee noonu nan ko arrêté waaye bu fekkee yow sentir nga sa yaram ni am na looy yëg loo xam ne daawoo ko yëg ay yaram buy métti dégg naa da koy def waaw sëqët da koy def pour gorge boo xamante ne day jékki-jékki ngay kii nga bëgg a def yooyu noonu muy métti yooyu da koy def aussi bopp bi métti c'est-à-dire tàngaay yaram di tàngaay yaram bari na c'est-à-dire foo xamante ne c'est-à-dire signes yi muy génne pour wane ne yow da ngaa feebar donc nag yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel boo ci yëg wooteel ci 50-50 doo fay dara woote bi doo fay dërëm doo ko fay dërëm doo ko fay wooteel rek ñu ñëw jël la boo doon fay 1 milliard sax jar na ko waaw mais jar na ko nag waxtuma la nga ñu ne la fayoo dara nag xam nga da kay gën a jar sénégalais ci boppam moo am complexe vraiment feebar naa du ma ko wax vraiment dal na ma du ma woote téléphone ñu ñëw jël si ma mais nga lor sa bopp loraale ñi nga dëkkal ña nga nekkal lor sa askan lor sa quartier lor sa gox ba leen loolu waaye ku ci dara di métti woote ci numéro boobu noonu vers ñaata 50 mooy 800 50 rek 50 waaw am na beneen numéro muy 800 15 waaw donc numéro yooyu mooy numéro bi lay ñëw jël si ba fi nga nekk bu la dalee nag wala nga yëg dara sa yaram nee nañu bul génn di jël oto bul wax kenn kaay gunge ma bul génn di ànd ak kenn demal toogal fi nga toog nga woote téléphone ñu ñëw jël si la fi nga nekk numéro boobu nag am na ñu ciy woote téléphone numéro 15 bi di leen tooñ ok parce que nee nañu numéro bi da nga ciy woote téléphone doo fay dara am na ñuy woote téléphone naan waaw damaa koré naa nangam sangam foo nekk waaw coupé naa karaj bàyyi leen loolu voilà lii farata la du caaxaan de c'est ça du caaxaan de feebar bi du caaxaan du ay faux arrêté leen di woote ci numéro bi di kaañoo ñi nga xam ne moom docteurs yi dañoo concentré wu di liggéey te dañoo nekk ci liggéey boo xam dafa sensible actuellement donc dañu bàyyi li ñuy def ñu dimbali seen bopp dimbali askan wi waaye tamit dimbali docteurs yi tigi médecins yi fi mu ne nii dañoo jaaxle dañoo sonn voilà te vraiment tamit waaw ay jàmbaar nañ naan nañ macha allah médecine Sénégal moom mention spéciale à eux vraiment seen liggéey rafet na macha allah am na solo surtout lii tax seen liggéey gën a yomb nag askan bi ñoo leen ci dimbali lépp li nga xam ne comme li nga wax lépp loo xam ne am na lu ne ci yow sentir nga lii bokkuloon ci man woote ci numéro doo fay dara ñu jël si la bu nekkee dara dal la bul woote di mbalak di tooñ boo tooñee bañ jàppal yóbbu la fay ne yóbboon paa boobu noonu dañu yóbbu foofu de waaw c'est vrai paa boobu noonu dañu fa yóbbu de mooy suñu papa Ablaye Alaaji Mbay Peex mootul de donc loo leen xamul tamit ci feebar bi bu leen ci wax bu leen ci ngaan xamoo leen ci dara bàyyi leen di gën di def ay vidéo di wax arrêté leen loolu baax na lu ñu dem régie seetaan benn vidéo clip juste après on revient mën a dalal suñu invité di Mbaye Sy Ndiaye ay waay Samba waa man jànqalaa bind wala
18h03 moom mooy doge jot ñi ngi gërëm bu baax waa Tambacounda ñu ngi ñuy suivre di àndandoo ak ñun sànq ba léegi donc nag léegi dañuy dalal sunu invité di Mbaye Sy Ndiaye ku ne xam na ko ci liggéey bi muy liggéey dem ba doon ci ndaanaan ba tey ñu ràññee ko ci bu baax a baax c'est vrai que am nañu tardement mais ñi ngi jégalu téléspectateurs yi ci tardement bi waaye tamit corona oblige c'est pour cela que ñu am tuuti tardement ngir dalal ko ci plateau Sama Sénégal c'est vrai que tey Sama Sénégal waroon na ñëw àndandoo ak ñun Baara mu amee ndok moo tax jotut ñëw ñu ngi koy masaw bu baax moom Baara te tamit di ko wax ni yàkkamti nañu gisaat la vendredi incha allah wala sax jeudi incha allah ci plateau Sama Sénégal léegi dañuy dem régie ñu seetaan vidéo clip bi nga xamee sunu invité génne na ko di vidéo actualité jëm ci Kazu Rajab waaye tamit vidéo boo xamee jëmale na ko ci sangam ba Serigne Fallou Mbacké Fallaw bu sa jax réew ba ca miñal mare bu kunta mu way ko lu rëy loo xamante ni tey fomm na lu c'est-à-dire dalal na xel yu bari ci li nga xam ne moom moo di màggalu Kazu Rajab bi donc nag avec la complicité de Ramatoulaye ci lañ ko mën a seetaan juste après ñu mën a àndandoo ak moom ba 18h30. Murit buy bëggee Serigne Fallou yëngatu ndax sëñ bi jar na yëngatu Mbàkke da ngay baax rek da ngay
kooku mooy Mbaye Sy Ndiaye xale yi daan ko woowee Mbaye Sy Ndiaye mburug bër waaye tur woowu dañ na mën nañ ko woowee Mbaye Sy Ndiaye mu Sëriñ Fallu parce que way na Fallaw bu sa jax réew ba càmmeñal Mariama Kunta lu ko nit musta way nee na ko Fallu damaa daanu leer moo tax way wi ma jël ko way la ko Fallu damaa daanu leer boo xoolee ci tëgg bi ma koy tëgg sax nga xam ni damaa daanu leer bu woo tamit ñoo xamee daanu nañu leer boole leen ci morceau boobu nga xamee moom moo di Sëriñ Fallu waaye tamit ñun ñi nga xamee ñoom ñoo di mélomane yi dañoo daanu leer moo tax ñu invité ko tey ngir partager ak moom li nga xamee moom moo di single bu bees bi mu génnee vidéo ko clip bu rafet macha allah dañu lay féliciter tout d'abord Mbaye Sy en tant que mélomane dañu lay féliciter en tant que animateur dañu lay féliciter en tant que nit koo xam ne dégg na wala tamit gis na lu rafet dama lay féliciter tout d'abord salaamaaleykum. maaleykum salaam di nuyu di wax salaamaaleykum waa àdduna di wax di nuyu këru diine yi ak këru aada yi képp kuy kilifa rek nekk ci réew mi rawatina sunu sëriñ muy sëriñ Seexuna mu sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoulaat mooy sunu sëriñ waaye nag sunu cofeel ci sëriñ Fallu Mbàkke aw Bousso mi nga xamante ni mooy sunu lépp mooy sunu adduna mooy sunu alaxira waaw di am mbégte daal ak contentement di nuyu ñi nga xamante ni ñooñu seetaan à travers yéen mais nag damaa gis nga am léegi yoo xamante ni tey ñun ñëpp dañ ci war a maanaam sensibiliser ñëpp mu ne lii laa la waroon nuyoo de waaw lii laa la waroon nuyoo ci waaw di wax ni lii daal na ko ñëpp def parce que aayul c'est important waaw jamono ni toll wax dëgg yàlla waaw ñi ciy sensibiliser ñëpp ñi nga xamante ni comme ñun ay porteurs de voix lañ waaw di ko teg ci télé yi ñëpp di ko gis ñu xam ni aayul ñaawul fu waay mën a dugg rek buñ la ko joxee nga jël ko parce que ñaan gu bees la ci Kazu Rajab bi la génn c'est vrai aayul waaw day setal loxo day dindi lépp très bien tey bu réew mi tollee fii en tant que artiste lan moo lay war waaw bu réew mi tollee fii dañuy njëkk a waqirlu ci yàlla sunu borom xel yëpp delluwaat ci yàlla sunu borom ndax yaakaar naa ni Padros li xew nii ku ne xam na ni kon bu ñu nee yàlla sunu borom am na rek nit ñi war nañ koo gëm ndax bis bu ne ñu ni ci aaya sàngam yàlla sunu borom mi ngi ciy wax ni nangam te amaana am na ñu koy gëm waaye am na ñu ko dul gëm waaye tey ku xool lii xew nii tey di coronavirus nga xamante ni tey dafa ñëw rek ku ci nekk ñi daan liggéey te tuñu kon kooku bu la nee ëllëg si bi dinaa la jàpp wala mun la ëllëg si bi li ma lay tere maanaam lu tax ma lay tere nangam te bàyyi woo ko boo ko defee mooy ça veut dire que ni mooy da ngaa xamul parce que tey jii coronavirus a ngi nii ñëw déjà kenn joxatul loxo tey soirée yi amatul ñëpp toog xam nga kon yàlla suñu borom liggéeyukaay yi tëj nañu ko waaw lépp avion dawatul kon yàlla suñu borom xajul ci nit ba tax na ñu ngi koy waqiirlu di tuub di raam di sukk ci wetam di ko ñaan parce que lii moom rek moo ko mën a tegg waaye moom rek moo ko mën a teggi ñu ngi ñaan ci sëriñ yu baax yi fi tëdd fépp fu réew mën a nekk yàlla na suñu borom jëlaat feebar bii yóbbu ko ca fa mu nekkoon ngir jëmi sëriñ Fallu Mbàkke barke weeru Kazu Rajab bi macha allah ñuy waajal west Kazu Rajab nga daanu leer way sëriñ Fallu dëgg la way borom màggal gi way ki nga xamee moom tey moo tax lu bare bari ji ci yoonu murit lu bare bari siggi ci yoonu murit lu bare bari ñu xam ko ci yoonu murit sab daanu leer ci Sëriñ Fallu ba way wi naka la inspiration bi ñëwee parce que way wi dafa am niveau waaw xam nga Fallu aw Bousso moom dafa nekk koo xamante ni yaakaar naa ni moom mooy àdduna yaakaar naa ni tey muy chrétien beeg musulman bi bu ma nee tijaan ni xaadir ñi laayin ñëpp dañ koy bége mu nekk xaritu ñëpp nekk waayu ñëpp nekkit koo xamante ni fu waay mën a nekk ak problème boo mën a am lu kaa rëy lu kaa critique boo ko wooyee juróom-ñaari yoon xam ne Sëriñ Fallu kenn du moom waaw léegi nag kooku bu ñu nekkee ay xale di am sensation ci moom nekk ay xale macha allah di koy ñaan mu ñuy may ñuy dem ba nga xamante ni tey jii tey comme li ma ko waxee ci way wi def nañu interprète parce que tey ku dégg may wax des fois sax ma wax loo xamante ni man mi ko wax sax des fois ma toog xam ni non li may wax nii sax est-ce que man la kon donc moom moo ma def interprète moom laay wax ci way wi xam nga ni ko nag saa waaji te waaji matul waay ne ko yàllaxte ni méngi Sëñ Fallu mat na waay ku ñu ko tuddee lu mu ndaw jëlal nga def ko waay moo tax ma jël sama faadal mu ndaw def ko waay mu sës ci man di sama xarit xam nga kon kooku yaakaar naa ni Sëñ Fallu géej la goo xamante ni macha allah bu ñuy wax ci moom du jeex dafa yaatu man nag way wi sama xol laa ko tubbee way am ci fierté nag ak contentement way wi bind naa ko ñaataat mais lu ma ci bind rek xeeb ndax tellement que way wi yéene la bëgg a wax sama soxla ci moom lu ci bari sax dama ko wàññi parce que Fallu arrangeur bi danaan ma yow way bi mënoo cee def lépp parce que moom moo arrangé
morceau bi di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm waaye nag ñi la mën a demee parce que moom Sëñ Fall lañ ko tuppee waaw chéri kenu seen bu ci tegee loxoom rek dafay jaar yoon sama rakk ju baax jooju très bien tey duñu fi nekk di wax ci parcours bi dama bëgg musicalement professionnellement ñu décortiquer morceau bi décortiquer exactement li am ci biir lépp ak projet bi ni nga ko liggéey ak yooyu parce que bu ñu la dee présenté bu ñu nee Mbaye Sy bu Ramdan rek doy na Mbaye Sy mi nga xamante ni moom mooy accompagner Wally Ballago Seck lu Wally way kebetu na ko lu Wally way xorom na ko lu Wally way sukkar na ko ba ay wayi Wally Ballago Seck fu ñu koy dégg di ci dégg ay baatam waaye tamit lu Wally Ballago Seck way tëgg nga ko mu neex nga nekk tambour majeur boo xam ne sur le plan national dootuñu le présenter fenn parce que fexe nga ba marqué sa empreinte ci li ngay def muy tëgg ci li ngay def muy aar tey Mbaye Sy génne na fi ay œuvres yu bari Mbaye Sy génne na fi Baara Mbaye Mbour ak Bër bi ñu ko tëggee xale yëpp d'accord musicalement ñu d'accord ci tëgg bi ñu d'accord ci baat yi tamit ñu d'accord c'est-à-dire loo génne nit ñi dañu koy bëgg donc je veux pas nag kon ñu fi nekk di détaillé waat fi nga jot a jaar li nga jot a def parce que Mass Ndiaye sa baay rek doy na way dëgg la tey doomi ndaanaan nga donc nag tey dama bëgg ñu partage ensemble li nga xam ne moom moo di morceau bi arrangement bi musicalement bu nu ko déggee dëgg la bu nu daan dégg ay wayu Sëñ Fallu ak wayu Zikro la ak yooyu xiin gi la ñu gën a ëpp lu ñuy dégg mu dominer pourquoi sabar gi gën a dominer waaw xam nga nag pourquoi sabar gi gën a dominer moom yaakaar naa ni moom ku koy laaj rek da ngaa xamul ni ñun ay tëggkat sabar lañ donc waaw te nag wax dëgg yàlla Rama mën nga nu mayaale son bi ci suuf ñu di ko dégluwaale nit ku ne la muy yëngu waaw bu taxawee rek dañoo war a xam ni kii kat nangam la moo tax tey boo xoolee même ci côté arrangement bi sax gis nga ni sabar yi maanaam way wi dialogue la en tant que sabar ak voix waaw mooy ñaari sens yi nga xamante ni moom la ñuy wuyoo fépp partout dans le monde fu ñu dem looloo ñu fa yóbbu sabar ak voix kon donc way la woo xamante ni daal wax dëgg yàlla dañ koo job à travers ñun ci su maanaam ci suñu domaine waaw très bien waaw ci sa domaine waaw en plus mu nekk loo xamante ni période bi ñu koy génne way wi ci loowu Baara Mbaye Mbour ak Bër la bokkoon waaye xam nga boo fàttali ko bindee yàgg na maanaam boo fàttali ko dañoo def Baara Mbaye Mbour ak Bër rek nekk ci promotion bi 2 ans 3 ans ci lañ demee Ramdan nekkoon doog sunu nijaay Thione Seck di ko nuyuwaale mook njabootam ak doomam ju baax ji nga xamante ni macha allah moo yëngal réew muy Wally Seck xam nga ñu nekk fa tey il faut nga wax ci sa diggante ak moom ci kanam tuuti li leen boolee dëgg la bokk la mais nit ñi xamuñu lu bari li dox sa diggante ak Wally Seck pour ñoom tëggkat nga waykat la da ngeen di ànd donc nga wax ñu tuuti musicalement ci fi ma la laaj tout à l'heure ñu doogee détaillé loolu waaw musicalement bi moom ku ne xam na ni ñun tey Thione Seck moo ñu jalis parce que Thione ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay kon yaakaar naa ni bu fekkee ni dégg rek wala musique rek parce que ki nga xamante ni da nga juddu macha allah fekk say nijaay ñoom Modou Seck Assane Ndiaye Ousmane Seck Kéba bu ma limee damay juum ñoom ñëpp ñu nekk ci wàllu musique ñun musique ci maanaam ci suñu deret la nekk xam nga kon loolu déjà jalis bi mu ngi ci rawatina nag ñu bëgg ko nag mu nekk suñu patience ñu daj ci lépp mu jaral ñu lépp it ñu bàyyi lépp ndax loolu ànd ci loolu nekk ci ji ci gëstu ba tey yàlla suñu borom dogal ñu def Baara Mbaye Mbour ak Bër ma defee ko ci sama xarit Baba Amdi comme li may wax chaque jour rek képp koo xamante ni maanaam man du ma fàtte nit ku ma defal teraanga. c'est important tey jii macha allah maa ngi sant yàlla maa ngi ak sama studio bopp. mais Baara Mbaye Mbour ak Bër maa ngi ko defee ci studio Baba Amdi. mu am succès loolu du ma ko fàtte moom succès. moo tax bu ma ñëwee ci émission yi mel nii fu ma jaar dinaa ko nuyuwaale di ko wax ni ko lam ma defal du ma ko fàtte. xam nga la waaw ay doomu jiwal lañ xam nga la léegi nag xam nga bi loolu amee bi ñu defee Baara Mbaye Mbour ak Bër ba pare gis ni nit ñi bëgg nañ ko ci lañ commencé nag composer suñu album fi mu ne nii tey am nañu plus de maanaam ay morceaux yu bari yoo xamante ne tey jii boo soxloon tey ñaari album mën nañ la ko defal mais lépp rek terewul ñu dëxul ñun ko jël ko parce que comme ñu ngi Ramadan mu nekk groupe bu mag macha allah li ñuy joué ci semaine bi maximum wala minimum dinañ joué 3 fois wala 4 fois doo mën a am jot concentration bi xam nga mais way wi ci boppam ñu ngi ko bindoon yàgg na nekk ci di ci liggéey à chaque fois rek heure bu ñuy gën a màgg rek dañuy jël yenn paroles yi yokkaat yeneen très bien paroles yi yegsee guñ ci mais musicalement man dama bëgg xam c'est-à-dire dafa bari harmonie ci way woo xamee da nga ko way Serigne Fallou tey bu ñu ko doon dégg
da ngay gis keneen koo xamante ni day jël ay xiin rek dugal ko ci mais dafa bari harmonie dégg nañu harmonie napp yi vent yeeg yëpp mi ngi ci biir aussi dégg nañu sabar bi ni mu dominé loolu laa bëgg tuuti nga wax ma ci en tant que artiste waaw mais xam nga way wi pourquoi style bi bon style bi Fallou Ndiaye sama rak bi nga xamante ni tey moo nekk Benjamin di yëngal àdduna ci way wi la jàng marimba ah ouais waaw parce que moom ba may def baara may mburug bër fekkagul moom muy jiyee marimba mais ci boobu su ma mësaan am ay programme moom laay yóbbu wutal ko clavier bu ndaw mu fa nekk jàng yaakaar naa ni ci programme yi ci la way wi juddoo ñu jël ko maanaam heure bu ñuy tëgg programme moom la ñu tuddee suñu programme di ko defee ay ambiance donc moom it muy màggaale ci loolu macha allah lu muy gën a màggale morceau bi mu ciy am idée ñun tamit lu ñuy gën a dem morceau bi ñu ci am idée moo tax wokkatu la bu daje gestu moom moo ko arrangé musicalement xam nga man booy bi des fois sax mu def loo xamante ni wala mu wax loo xamante ni da lay jaaxal daf may jaaxal mais du ma jaaxal parce que damay xam ne ci deret bi mu nekk mooy xale màgg na nii rek la mën a demee c'est normal waaw donc daal musicalement moom moo arrangé morceau bi ak ñi nga xamante ni waaw ñoo nekk ci studio bi kon su ma déggee bu baax mooy morceau bi dañu koo togg waaw moo tax mu ñoree ni mu dañ ñoree koo togg ba naan non est-ce que sax darul sax ci cin li wax dëgg yàlla ndax sama ñoom yaay ak sama jabar Marème maa ngi ko nuyuwaale moom mi nga xamante ni moom mooy premier staff bi xam nga chaque jour daf ma daan wax waaye yow sa woy yii lu ci des lii pare na bu yàgg lii ñor na xoolal est-ce que du xam génne ko ma ne ko noonu lu jot yàlla def parce que am nañ studio mën nañ koo génne te yàlla suñu borom seetaan nañu pour ñu war koo génne mais lu jot rek yomb tey jii bi mu jotee macha allah ñun ñaa ngi koy bëggee ndax ku dégg maanaam li may wax nii boo déggee ni ma ko tëggee xam ni damaa daanu leer waaye yow mi koy déglu it wallaahi da ngay daanu leer ni xam ni da ngaa daanu leer kon donc daal yàlla na yàlla def jàmm mooy man sama coup de cœur la parce que sama kër dama koy teg di ko boucler ndeysaan du ma la wax lu amul dama lay wax di am dama koy teg di ko boucler li ma wax kii leer na ndeysaan di ko dégloo ko dégluwaat ndeysaan ni nga ci daanoo leer noonu laa ci daanoo leer ndeysaan bon duñu wax lu bari parce que temps bi duñu ko may dañu am tuuti tard moom morceau bi single la boo gën a wala projet la pour album waaw maanaam CV la ci Baara May Mburug Bër parce que ku ne xam ne Baara May Mburug Bër nekkagul album donc à part Baara May Mburug Bër lii moo ñëw donc yeneen morceaux yi ña nga fa incha allah dañuy ñaan yàlla def ko album waaw di wax daal na fan si xaar incha allah ñaan maanaam ñaanatuñu yàlla toog temps bi ñu toog lépp te duñ def dara donc dañoo ñaan yàlla incha allah bu lii passé jàmm ak salaam xam nga la ba yàlla def ci réew mi jàmm parce que loolu jar naa ñaan parce que tamit lépp lu nit di ñaan rek na fekk mu tal ko très bien daal na yàlla def ci réew mi jàmm ba ñu mën koo tal très bien sa diggante ak Wally Seck seen collaboration bi ngeen am il faut nga wax ñu ci waaye aussi say partition ci ay morceaux Wally Seck c'est-à-dire day nekk lu spécial ba bu nu ko dégg da nga xam ne ndaanaan moo c'est-à-dire moo sërëxal lii dëgg la naka la dikkee waaw loolu nag sama diggante ak Wally Seck yàlla suñu borom moo ko dogal ndax yaakaar naa ni yàlla suñu borom mi ñu njëkk a boole ñu bokk benn deret Thione Seck jur ko Khady Seck jur ma Thione Seck namp jox Khady Seck mu namp kon yàlla suñu borom moo ñu njëkk a boole waaye nag mënoon nañoo boole ñu bokk deret te duñu bokk bëgg-bëgg c'est vrai mënoon nañoo bokkit muy way may way mais yàlla suñu borom la soob def ko waykat man ma nekk tëggkat nekk maanaam nit buy def ambiance yàlla suñu borom boole lool yaakaar naa ni réew mi ba réew mi dat ak li ko wër macha allah je touche du bois menn moom moo ko fi am c'est vrai waaw mu nekk maanaam sang buy way jàmmam di ko aw waaw di ko aw di ko accompagner loolu du hasard moo tax ay mbiram mais day gën a tàq de ca kaw la jëm de tigi day gën a leer lu leer la ndax firnde gi bërki démb bu lépp lu réew mi bëgg rek ma nga ca yëkkati na juróomi million jëmale ci askanu Sénégal ngir tawat bi loolu dañu ko ci félicité def lu baax yi fam la ci la judd voilà tay Mbaye Sy seen déggoo yéen ñaar lan moo koy indi ay répétition la lu ngeen di improviser sur scène parce que plus souvent seen ay live dafa c'est-à-dire da ngeen di déggoo boo xam ne day mel ni que lii da ngeen ko préparé dëgg la waaw xam nga nag est-ce que xam nga ni su ma la wax benn affaire doo ko gëm Wally Seck mosuñu répété ñu ni way bii day am wax mu ni non bu ma waxee lii bu ma wayee lii waxal lii déedéet du demee noonu way yi moom day créer wayam rek ñëw ñuy tëgg muy neex nit ñi di bëggee mais heure bu noppee ma gis ni kat xaj na noppi na partie bi xaj na waaw sonn na ci way wi ma jéem a xalaat dara rek loolu ñëw sama xel buñ ko ci defee affaire bi nice mu neex doomu aadama yi
ñu daal ko ci bàyyi. donc sama diggante ak moom daal li naan yàlla moo xam boole. waaw parce que nag la mu nàmp rek moom laa tàqamti ko. c'est vrai moom la tàqamti ko. dara du hasard. très bien waaw bon loolu parenthèse la sa diggante ak Wally Seck. mais sa carrière tey Mbaye Sy lan la ci projeté fas yéene koo def ginnaaw morceau bii di Serigne Fallou. donc Serigne Fallou tamit am na beneen partie boo xamee. deux parties yoo xamee soxla nañu xam. muy partie Merry Ndiaye. parce que moom nekkul Sénégal. mi ngi Amérique naka nga def ba link boobu am seen diggante ba mu ñëw participer ci morceau bi. waaw xam nga Merry Ndiaye nag moom papaam ku ne xam na ko ak Thione Seck. c'est vrai Merry Ndiaye moom papaam. Père Abdoulaye Ndiaye. waaw Père Abdoulaye Ndiaye moo nekk Amérique. nekk promoteur bu mag. di yàgg yóbbu fii ay artistes yi nekk fii yëpp xam nañ ko. donc mu tàggat doomam. ba doomam nekk tey ndaanaan bu mag. ndax ku dégg xam ni li muy woy fi mu ne nii. macha allah ay ñoom Beyoncé fi mu ne nii yóbbuluñ ko dara. c'est vrai xam nga léegi nag bi loolu amee. tombeek moom mu ñëw fi nekkoon ci projet Papa Thione bi. di ci way far yàlla mu sentir tombeek ñu tijji studio. mu sentir studio ba ñëw fa pour ñu defal ko benn morceau. mu déglu morceau bi rek daanu leer. morceau bi daal. wax dëgg yàlla comme ni ko daanoo noonu la waaw comme man ni ma daanoo leer moom tamit mu déglu ko rek daanu leer daan lii moom am na ci yéenay def ci dara. comme noonu ñu daal koy maanaam ko daal ko tijji projet bi dafa bari harmonie. waaw xam nga nag moom daanaan la. moo tax te bi mu ko defee tamit li mu ci def ku ne xam na ni waaw xorom moom. yàqul cin c'est vrai. waaw ci noonu la ci duggee. Bambali Seck tamit moom tamit ñëw ñu koy defal morceau. mu déglu morceau bi daanu leer. tey morceau bi tey mën naa ni tey bu ko Thione Seck dégguloon wala Youssou Ndour wala Wally Seck ku ko ci dégg. da ngay am yéene bëgg cee bokk. parce que mbirum Serigne Fallou la du hasard. c'est vrai. boo déggee way wi tudduma ci kenn. te li ma xam ci réew mi tey bari na ñu ma mën a teral. mais dama ko jaayante ngir jëmmi Serigne Fallou. jaayante ko ndax soppe Serigne Fallou tudduma ci kenn. très bien waaw borom woy wi daal moom la delloo woy wi te xam naa ni. woy wi tey la am ñetti fan. mais daal borom woy waa ngi may. succès bi doy na waar succès bi doy na waar Bokar. tey sunu invité. non moom xam naa ne comme temps dañoo am problème temps. parce que ma am benn question mu posé rek. ayca mën nga dikk ci question bi parce que fi mu ne nii temps bi jeex na 5 minutes moo nu dese. 5 minutes moo ci des. kii moom mooy perturbateur plateau bi allez. non man li ma ko bëggoon laaj mooy. comme yow instant da nga bëgg a concentrer sa carrière. am sa groupe bopp. wala loo tëgg rek waa Ramdaan ñoo koy tëgg. waaw non xam nga maanaam groupe bi. déggu man la baara may mbërëg bër. groupe bi may yoroon ñu ngi def baara may mbërëg bër Wally Seck sax dara daan way. moom groupe bi yàgg na cee ñëw ma ko yóbbu ay programme dinaa la nettal tey benn anecdote dama mës a tëggal ay ñeeño yu dëkk sama koñ ridis waaw jaru may tudd seen tur parce que léegi màgg nañ may tëgg benn tànn biir maanaam di leen tëggal tànn biir fekk ma ànd ak Wally Seck Wally Seck ñëw toog ci biir sabar yi ma jekk-jekk tëgg ba ci yàgg ma ni leen léegi rek dama leen di présenter benn xale doomu Thione Seck la day way xam nga la waaw Wally ni ma non ma ni ko jugal way Wally jug di way xam nga ça peut dire mbi tamala xam nga di way papam d'accord gel yi bëggee ko benn 2 minutes 3 daal di ñëw nag wuy ma léegi na nag waaw may ci nag moom nag kii daal xam nga na arrêté waaw xam nga soxlaatuñu ay way d'accord may xulóog ñoom ci programme bi ñun ma soxlaatuñu ay way Wally daal di dem daal di arrêté toog ñu def 1 an Wally Seck génn ngéwul macha allah di tukkal adduna xale yi ñëw sama kër di jooy dañoo bëgg a tànn béer mais dañoo bëgg ngeen di ñu Wally Seck di xam di crise c'est vrai nga xam ne rek adduna liggéey rek moo am solo kenn xamul moom bu seetaanee li may wax nii moom ci boppam dina xam bu baax li may wax nga xam ni adduna des fois nit dund dara mais dara loolu noonu bu su fekkee ni borom jom nga moo lay def tey jii tey nga nekk gaynde li nga doon waaw donc daal di wax ni groupe bi macha allah ñu ngi fi mais lépp bu fekkee ne Ramdaan deful dara dinañ mën a disponible pour def ñun suñu yëfi bopp concentré aussi Ramdaan daal mooy priorité très bien xam nga ndax des fois sax ñu war a jouer kenn dara bu fekkee ni Ramdaan da ci jouer dañ koy mujj annulé kooku dem seeti keneen très bien xam nga mais daal bu Ramdaan jouewul am nañu suñu kii boo xamante ni ñun xam nga dañ koy daal di waaw mais loolu tamit surtout handicapé sa carrière parce que bu nekkee da nga bëgg carrière yow parce que carrière lu mu laaj mooy concentration parce que am na ñi lay bëggee am ñu la bëgg bu nekkee da nga bëgg concentré ci Ramdaan à 100% kon yow sa carrière kon da ngay ni nga génnee mburu ba mu tardé kon jàppal kon sa carrière noonu lay traîner de waaw mais xam nga Ramdaan nag ñun mooy suñu base parce que yow tey groupe bi nga xamante ni ci nga judd ci nga nàmp ci nga maanaam ci nga tàqamtiku ci nga màgg ci nga def lépp loolu mooy priorité très bien te terewul ñun tey lu ñu am Ramdaan tey jii amul
tey jii màkk rek lañ demul. très bien. fépp partout dans le monde dem nañ fa ndax Ramadan. waaw loolu nag tey jii tey loolu moom mooy sunu. c'est vrai très bien mooy alors li mu wax ni c'est important donc bëggoon nañu waxtaan lu bari Mbaye Sy mais nag temps bi moo ñu xooj aussi tamit tardement bi ñu xaw a am mais tey da nga yor sa structure bopp da nga yor sa label da nga yor sa c'est-à-dire studio Ndiin Product donc loolu naka la dikkee ak ku bëgg a jokkoo ak yéen naka lay def waaw Ndiin Product mi ngi nekk Pikine rue 10 ci booru arène nationale bi artistes yu bari yéen a defar seen i morceaux waaw yaakaar naa ni yow tey Pikine tey maanaam tey jii ku gis lii xam ni Pikine la kii nag moo ma yar waaw moo ma yar ca Pikine waaw tey lu bari xam na ko ci Padros lu bari séddoon nañu ko ca Pikine papam nekkoon koo xamante ne tey bu ñu koy présenté ci Sénégal kenn dootu ko waxati moom aussi mu am lu bari lu mu def ci ñun ca bañi xaleel ba tey jii ni ñu toll tey fierté la taxawaay bi nga xamante ni taxaw nañu ko man ak moom mbégte la taxawaay bi waaw Pikinité la voilà tey jii maanaam tey boo gisee studio bi mooy temps bi yaakaar naa ni Pikine nag ni mu toll tey xoolal Pikine ak ndaaraan ya fa nekk yëpp tëggkat waykat sabar ñëpp nekk fa te terewul amul studio d'accord léegi ñi bëgg a jokkoo ak yéen nu ñu def ma waxtaan ak sama rakk Fallou ni ko nañ teg dara fii au lieu que ñu daan dem ba fële am na tamit ñun tey lañ ñu defal baabam di defal ma ko tey jii pourquoi pas ba man tey jii tey mënu ma ko defal ko xale yu nekk Pikine temps bi moo ñu xoj waaw donc léegi ñi bëgg a jokkoo ak yéen pour Ndiin Product ñi bëgg a jokkoo ak ñun pour Ndiin Product inshallah bu ñu ñëwee Pikine ci numéro bi ci arène nationale bi ñu woote ci 563 86 52 563 86 52 d'accord incha allah buñ ci wootee incha allah dinañ ñëw Fallou Ndiaye ma nga fa très bien bu ko defee buñ dikkee incha allah dinañu def yeneen ak yeneen ak yeneen ak merci Mbaye Sy waaw kontaan naa waaw même nag di am contentement ak mbégte di nuyu borom télé bi très bien ak personnel bi fi nekk yëpp caméraman yi ak monteur yi ñëpp merci yow di la bëgg di la ziar Padros encore une fois di la wax ni la sama frère nga waaw loolu yàlla def na ko kontaan naa de kontaan naa merci beaucoup Laye le chef Laye le chef ñu ngi koy bëgg bu baax info sûre et rapide di kooku nga xamante ni moo nekk ci ginnaaw Wally Balago Seck ak Mbaye Sy Ndiaye ak Padros ak ñëpp voilà rendez-vous tout à l'heure sur iRadio 90.3 19h 20h45 merci beaucoup Diak merci à toute l'équipe technique ñu ngi leen di gërëm bu baax rendez-vous aussi demain ci Sama Sénégal ñu dellu soit 17h 18h30 di jégalu téléspectateurs yi ci tardement bi tey merci beaucoup.